ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci benn dossier boo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko yëkkandoo muy wàllum faux médicaments ñu saisir ci benn bërëb. c'est des médicaments ay perfusion la ak ay dispositifs médicaux mooy yi nga xam ni mooy ànd ak ay perfuseur ay seringue ak yooyu yëpp yi nga xam ni yenn saa yi dafa war a stérile yi nga xam ni moom la ñuy utiliser pour injecter ko nit yi. muy benn cas bu sérieux ndax dafa concerné suñu wàllu wér-gu-yaram bu ngeen seetloo depuis ba koor gi tàmbalee ak tefuñ torop ci vidéo yi ñu ciy profité waat encore une fois di baalu àq ñëpp di baal ñëpp itam ndax weer la boo xamante ni suñu borom moo ko màggal ba tax na dañ ciy profité ñun itam ngir ful lu ñu warloog moom tënk suñu bopp tuuti. mais Sénégal nag mooy dëkk boo xamante ni boo décidé woon sax noppi tuuti benn moment doo ko mën ndax non seulement bari na ay mbir yu ñu war a régler mais aussi bari ñoo xamante ni itam lu mënti xew yow la ñuy xaar ngir nga def ci benn taxaw seetlu mu mën a gën a leer seen bopp. mooy tey kaaw médicament yi ñu saisir par droit te mu nekk cas bu sérieux ñun personnellement yàgg nañu interpeller ci faux médicaments yi naan def leen ci vidéo mais li tax mosuñ cee àddu mooy mbiru faux médicament sañ koy wax rek ñi ñuy joxañ baaraamu tuuma mooy ñii lal ay table di jaay wala ay borom bitiku mbagg ñu ndaw ndawaan yi duñu duut baaraam fa problème bi nekk mooy ponk li fi dugal garab yi. mi ngi mel ni tey wàllum sinébar mbiru drogue ñan la ñuy faral di jàpp ci wàllu mbiru xeex drogue mooy booy tox yàmba ak livreur yu ndaw yi donte lu mu ci mënti doon benn baaxu ci mais kilifa yi ko dugal ci ay conteneur ñu xam leen di ko jaarale port muy dugg ci biir réew mi ñooñu kenn du leen laal. lii mooy problème mu Sénégal parce que ñi ñu war a sanctionner dëgg-dëgg mooy ñi ko fiy dugal dara du leen ci fekk ñu ndaw ndawaan yi borom taabal yi ak borom bitiku mbagg yi lu ñuy jàpp di tëj mais bi yoon nag benn groupe bu mafia bu mag a mag la ñu tegagum loxo. li tax ñu ne ñoom la ñu tegagum loxo mooy bu ñu wéyalee enquête bi dëgg-dëgg yeneen kilifa ci biir réew mi daañu daanu maanaam yoon la bu ñuy permettre ñu mën a xam ñan ñoo yàgg dugal ci biir réew mi ay garab yu baaxul di lor askan wi. moo tax il faut que ñun ñëpp ñu mettre la pression képp koo xamante ni mën ngaa wax ñu dégg la waxal ngir mbir yi mën a leer ndax ñi nga xamante ni jàpp nañ leen bërki démb du ñay citoyen simple li ñu def ab citoyen lambda mënu ko. moment bi ñu def vidéo bi guerre bu métti moo nekk di xew ci bopp réew mi entre kilifay douane ak waa DMP yi nga xamante ni ñooy ceetu bépp garab buy dugg Sénégal ku nekk yaa ngi dédouané wu. moo tax ci vidéo tay bi dañuy revenir d'abord naka la ñu tëggee groupe def ko tu ñaawteef boobu noonu ba ñu dem bay jaay ay pharmacie ak ay clinique ay médicaments lu garaaw a garaaw moo xew ci dossier bii dañ doon lëkkaloo ak ay pharmacie ak ay bërëbu fajukaay kenn xamul ñaata sénégalais la ñu rey. buñ ci noppee nag door ci tënk benn mbir ndax lii dafay prouver encore une fois que Sénégal du dëkk bu normal Sénégal kum cin bu amul kubéer lu jugee ca àll ba rek dugg te lépp lu ñuy def dañ ci ànd ak ay doomi réew mi ñoo xam ne bëgguñu askan wi xaalis daf leen jaral ñu sacrifier ay millions sénégalais loolu moo xew ci dossier bii nga xamante nii la leen bëgg a leeral tey. dañu leeral d'abord que entreprise bi waral coow li muy Daxeco société bu légal la contrairement à ce que ñu bari lu ñu foog ndax dégg na ñu bari naan seen entreprise bi li ñu déclaré ak lu ñuy def bokkul déedéet demeewul noonu. seen entreprise bi ñu ngi ko créé Sénégal le 21 mai 2019 Ninea baa nekk nii ak lépp ba ci seen adresse muy Patte d'Oie côté agence Senelec bi ñu ne lan mooy seen activité nee nañ dañuy jaay waaye itam distribuer bépp produit matériel bu jëm ci wàllum wér-gu-yaram dañuy également importer ak di exporter ay produits pharmaceutiques matériel ak bépp accessoire. kan moo nekk ci ginnaaw entreprise bi benn chinois la bu tudd Haidongzhang mais ci kayitu entreprise bi turu chinois boobu noonu nekku ci mais turu benn sénégalais bu ñu naan Aliou Ba moo ci nekk. comme ni ngeen koy gisee ci image bii Aliou Ba gannaaw bu ñu defee suñu recherche benn pharmacien la bu jàngee université Cheikh Anta Diop bu Dakar ba am doctorat am jàngee na aussi université de Caen Basse Normandie en France nekkoon na pharmacien responsable de zone Tamba Kédougou Dakar ak Thiès liggéey na également ci benn organisation Intra Health International en tant que responsable pharmaceutique. gannaaw jaar-jaaram bi nag la ko chinois bii di Haidongzhang daal di jël turam moom Aliou Ba moo nekk ci entreprise bi waral coow li te ñu dugal ay faux médicaments biir Sénégal entreprise bi tudd Daxeco mais moom Aliou Ba moom la entreprise bi chinois beegu moom dafa fekk ni defkatu ñaawte fi jógee bitim réew bu ñu dugg Sénégal doomi réew yi la ñuy utiliser jëfandikoo leen pour def seeni mbir loolu bokk na ci li tax suñu réew mënul dem boo fi dugg ngir def sa ñaawteef ay doomi réew mi ngay àndal kompaloo ak ñoom ngir def li nga bëgg lii moo tax Sénégal mënul jëm kanam da ngay sacrifier sénégalais yi pour say propre intérêt. léegi chinois bi moom entreprise bi di Daxeco daf doon lëkkaloo ak benn société bu ñu naan Zimin mi ngi Chine ñoom dañuy fournir ay produits pharmaceutiques réew Sénégal nag ba ñu ko jëlee garab bitim réew indi ko ci biir réew mi suñu pharmacie yi boo xoolee garab yi ñuy jaay yépp 98% bitim réew lay bàyyeekoo mais boo koy indi ci biir réew mi da nga war a respecter yenn critères yi
benn da nga war a am d'abord autorisation tukkee ci direction de la pharmacie et du médicament muy DPM mooy bànqaas bi fi nguuru Sénégal teg ngir caytu bépp garab yuy dugg Sénégal. bu la joxee autorisation ba noppi nga importer produit yi présenté waa douane autorisation bi la waa DPM jébbal ak bépp kayit bu ci war boo dédouané ba noppi dañuy vérifier garab bi xool ba xam normal na gannaaw loolu ngay soog a yóbbu garab bi conserver ko ci ay bërëb yu set te sell respecter norme de conservation yi ba du lor ñu ko war a jëfandikoo nii la ñu mën a dugalee garab bi Sénégal mais entreprise bii di Daheco ñoom naka la ñu def. produit yi ñu doon distribué ci ay pharmacie ak ay bërëbu fajukaay amuñ ci autorisation bàyyi ko ci direction de la pharmacie et du médicament bu ñu sukkandiku ci kilifa yi caaru mbir mi moo tax seen produit yi ñu saisir ci seen entrepôt bi nekk Patte d'Oie ñu considérer garab yooyu noonu comme ay faux médicaments. dañ ko considérer comme de faux médicaments lu tax parce que xam nga ni pour dugal garab Sénégal dafa am procédure c'est-à-dire que da ngay jël sa garab bi déjà nga enregistré ko nga importé ko soo ko importé su jaaree douane direction jox autorisation garab bi mën a ñëw. te loolu ku ko mënti def mooy structure boo xam te ngay autorisé pour mu def ko mais soo xoolee garab yi bi ñuy dugg si jaaruñ ci yoon dañuy dugg frauduleusement amuñu AMM. kooku mooy Madické Diagne di ndawal direction de la pharmacie du médicament nee nañ ñoom autorisé wuñu garab yi jàpp leen fii bu baax a baax daañ ci ñëw après partie bu amam solo la parce que problème bi dëgg-dëgg foofu la ñoom ak waa douane donc ñoom waa Daheco kilifa yi nee nañ joxuñu autorisation ngir ñu dugal garab si biir réew mi benn. ñaareel bi mooy fi ñu denc garab yi respecté wu norme de conservation yi mën na sax lor malade yi nga xamante ni ñoo ko war a jëfandikoo. soo leen xoolee bu baax locaux yi nga xam ne fa lañ ko denc déjà c'est des locaux qui ne sont pas adaptés locaux yi moom ni ñu war a tëddee wu ni parce que soo xoolee bonne pratique de distribution yi dafa ni locaux yi dafa war a set ñu bañ teg garab yi ci suuf warul am poussière te soo xoolee fii yëpp ay poussière la garab yi stocké nañ ko ci ay néeg yu bari am na sax yoo xam ne dañ ko def ci ay toilettes. garab yi nag ay tonnes la buñ ko doon estimé toll na ci ay milliards te tàmbali nañ ko jaay depuis lu yàgg a yàgg bi ko tekk day di yéegee dañ leen teg piège mel ni pharmacien buy jënd buy commandé garab fekk boobu di leen bëggoon jàpp mais aussi am confirmation que ni dañuy def lu ñuy woowee trafic de faux médicaments. ci loolu noonu ba ñu waxee loolu noonu ci lañ def commande ñun ay médicaments wax kii nga xamante ni moom mooy suspect bi. mu wutal ñu ay médicaments parce que ñun dañoo présenté wu comme des professionnels de la santé pour mën a am médicaments yooyu noonu kooku noonu ci la ñu ñëw yónnee ay kees yu bari ba ñu jëlee kees yi ubbi ko ak direction pharmacie ci la ñu xayma ni lii ay médicaments la nga ya nga xamante ni la autorisé wu ñu ko dugal biir Sénégal. gannaaw loolu la ñuy def descente Patte d'Oie ci benn R+2 bi ñu doon denc garab yi dal di leen di saisir. teg loxo chinois bi làkku ci ginnaaw ak ñaari pharmaciens sénégalais yu doon yombal distribution bi muy Aliou Ba ak beneen waay bu ñu woowee Mansour Niang mu des ñeneen ñi nga xamante nii ñoo yombal dugg garab yi biir Sénégal am na itam ay pharmacie ak ay cliniques yoo xamante nii bëgg lu yomb tax na ñuy dem di jënd ci ñoom garab yi di ko jaayee sénégalais même jour bi fa policiers yi defee descente am na client bu doon def commande envoyé chèque bi ngir fay moo nekk image yi ngeen di seen lii moo yëmi ci dossier bi. ñu doon wër fu nekk di sensibiliser di wax naan dañuy xeex faux médicament ndax dafay lor doomi aadama yi naan dañuy xeex fajum cosaan ndax nee nañ dëppoowul ak science ñoo xam ne université la ñu jaar fac médecine doon ay docteur prêter serment waat ni seen métier duñ ci def dara lu méngoowul ak protéger seen askan ñooñu ñoo wëlbatiku di distribuer ay faux médicaments ay garab yu baaxul mu am ay pharmacie ak ay cliniques yoo xamante ni ay complices lañ ndax ñoo fay dem di jënd ay garab ci njëg bu yomb di ko jaay sénégalais yi feebar nii la mbir yi demee. chinois bi ay pharmaciens sénégalais la jël yu am réseau yàgg nekk ay responsable de zone di leen fay xaalis bu bëree bëri mettre leen dans de bonnes conditions ngir ñuy fournir ay garab ay pharmacie ak ay bërëbu fajukaay ñuy lor ay sénégalais. léegi kon Sénégal kan nga war a wóolu bu dee ni ñi nga xamante ni am nga ci ñoom confiance ngir ñu wattu la sa wér-gu-yaram ñooy participer ci li lay faat fan la Sénégal jëm. li tax nag ñu gën a sawar ci dossier bi mooy demagul fenn ku nekk di tëb di dal. moo xam direction de la pharmacie du médicament moo xam waa douane instant bi ku nekk ci ñoom yaa ngi jéem a rocceeku ba set ci mbir yi ne laalewuma ci taqewuma ci bu ñu dégloo Madické Diagne bu direction de la pharmacie du médicament nee nañ ñoom mosuñu autoriser société bi mu importer ay produits. parce que xam nga ni pour dugal garab Sénégal dafa am procédure c'est-à-dire que da ngay jël sa garab bi déjà nga enregistré ko nga importé ko soo ko importé su jaaree douane direction jox autorisation garab bi mën a ñëw. te loolu ku ko mënti def mooy structure boo xam te ngay autorisé pour mu def ko mais soo xoolee garab yi bi ñuy dugg si jaaruñ ci yoon dañuy dugg frauduleusement amuñu AMM. buñ ko déggee kon mën nañ ni problème bi ci waa douane la ñoom ñoo deful seen liggéey mais pour bañ a taxal kenn moment bi ñu def vidéo bii dañoo dugg si di douane
tombeek waa douane génne benn communiqué moo nekk nii ngeen seen waa douane ne société bii di Daheco am nañ code PPM ba joxe sax numéro code bi muy 131 911 te direction de la pharmacie et du médicament yàgg na leen jébbal société boobu noonu ay autorisation ngir ñuy importer ay dispositifs médicaux loolu waa douane ñoo ko wax. waa douane ñëwaat ne bépp matériel médical bu Daheco dugal Sénégal jaar na ci ñoom déclaré nañ ko direction de la pharmacie ba mu autorisé ko. carton yi nga xamante ni nag fekk nañ fa ay perfusion ak ay alcool ak yu ni mel entreprise bi di Daheco mosu leen présenté kayit bu leen di won ni dañ koy importer maanaam ci gàttal ñoom waa douane nee nañ xamuñ fan la jaar ba dugg Sénégal mais dinañ def seen investigation pour am ci lu gën a leer ndax ñoom waa douane ñooy wax ba tey ñu ne jotoon nañ saisir lu toll ci 500 cartons tukkee ci entreprise boobu noonu te bëggoon ko importer dugal ko ci biir réew mi ak même produit yi le 24 mars 2021 ba daal di koy denc seen i bërëb yi nekk port. kon instant bii nii benn jeu de ping pong moo nekk di xew ku nekk bëgg saral sa der. lii nag dafay prouver encore une fois que Sénégal du dëkk bu organisé parfois da ngay demander sax est-ce que jar nañuy fal président ak ministre ak di créer yenn institutions yi di ci dugal xaalis bu bëree bëri parce que dëkk bi amul sérieux te lii warul bett kenn ndax bu leen fàtte jamono ci ginnaaw la Macky Sall gracier benn waay bu wóoju ci turu Amadou Wuri Diallo koo xam ne dañ ko jàppoon ci wàllum trafic de faux médicaments jaay garab yu baaxul avant ñu koy àtte la ko Macky Sall gracier ñuy wax ñu naan ñoom xamu ci woon dara donc dëkk boo xamante ni dañuy sax jaawale ñi ñu war a gracier ak ñi ñu war a rëq seen digg yu mel nii bu fa xewee du bett kenn déjà bi cas bi éclaté yenn sénégalais yi tàmbali nañ naan du mujj fenn parce que amatuñu confiance ci benn institution bu doon ni dañu nekkoon ci dëkk bu sérieux jamono gi ñu wax ak yéen ministre bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram dafay démissionné balaa dara di xew ndax kenn xamul ñaata doomi aadama la ñu jaay garab yi ñu jël ko ba ñàkk ci seen bakkan kenn xamul dëkk boo xam ne lépp faux président faux ministre faux docteur faux billet faux médicament faux journaliste mais ñun ban réew la ñu nekk moo tax comme ni ñu tàmm di ko waxee rek yàlla ñu yàlla mooy xolu muñ mbir yi dañ ko topp xool ni mi mujjee ndax wàllum wér-gu-yaram la benn scandale la boo xamante nii yàgg na xew biir Sénégal te kenn xamul nu mu demee kon taxaw seetlu bi tey loolu woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di rajo incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.